mbokki suivre luttetv.com ñu nuyu leen ziar leen ni ngeen ko xamee nag Babacar ak Lamine comme Lutte TV moom maanaam lamb la fi nekkal parce que lamb moom lay liggéeyal te moo ko tax a jóg xeebuñu mbër bu ndaw ba si mbër bu mag bi ñëpp lañ fi nekkal moo tax tey nag ñu am fi gan goo xam ne moom moo solal dàllam boppam ñëw ba fii seet si ñu muy Kona bu Lansar Kona maa ngi lay ziar. Auzubillah bismillah inna waliyallah ñu ngi ziar ñëpp di ziar waa Lutte TV di leen jaajëfal ci seen liggéey bu rafet di sant sunu sëriñ sëñ Sidi Alxuraan di sant sunuy waajur sant sunu waa écrit ak ñëpp rek ak Tivaouane Peulh bi ma dëkk Apix xam nga sant waa Lamsar aussi. maa ngi koy wax léegi dinañ rakku man wax naa sax ne rakku Pape Konaté nga da ngay confirmer loolu wala déet. waaw loolu de moom mooy France bëri na tubaab Pape Konaté ñoo bokk ndey ak baay maa ngi koy ñaanal di ko ziar mooy suma papa lépp lu nekk ci man moo ko def ci man ak sumay rakk ak ñëpp rek moo tax ñu ngi koy ñaan fu mu nekk yàlla na ko yàlla gën a dooleel gën koo may ay ndam ci barki Cheikh Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. yow ci sa carrière bëggoon naa ñu ñëw ci sa carrière en tant que espoiru làmb ñaata combat nga jotagoo bëri ci làmb. waaw Konaté moom mu ngi am 7 combats 6 victoires ak benn défaite waaw moom laa am si làmb sama dernier combat maa ngi ko bëree ci combat Sa Thiès ak Ness muy le 8 avril passé ma daan ci Sangomar bu Grand Yoff mbooloo maa bëree spécial bi. waaw loolu moom si xale carrière bu riche la macha allah tey nag bu ñu ñëwee ginnaaw bu ñu waxee sa carrière ba pare nga nekk espoir nekk si làmb di dund làmb actuellement ni muy doxee nii ban gis nga si am en tant que mbër mu ndaw. ok waaw ñoo ngi jaajëfalaat question bi ndax rafetlu nañ ko ndax bëgg naa suñu dajeek nit ngeen leen di laaj lu jëmal kanam làmb waaye baax na tey ñu ñëw wax suñu carrière nekk fi naan diw laa soxla maa ngi gërëm diw ma may cere nangam dafa baax tey suñu ñëwee ñu am suñu gis-gis ci suñuy mbir ndax du mécanicien mooy ñëw di wax ci làmb wala nappkat wala baykat mbër yi ñoo war a wax ci làmb ñoom ñoo war a wax nan la ñu gisee ni làmb di doxee ndax noonu baax na wala baaxul wala gis-gis buñ ci am mais mbër moo ci laaj danaan la non man xale laa seeka maa ngi il faut ñu suñuy mbir ñu doxalal ko suñu bopp du kenn mooy ñëw doxal ñu man gis-gis boobu laa am soo gisee làmb ni ma ko gisee mooy wax ji moo bari mais bariwul problème communication yi lañ war a xoolaat ñun mbër yi nag il faut ñu joxaat suñu bopp gëdd waaw ñun mbër yi sama introduction foofu laa koy teg ñun mbëri il faut ñu gën a valoriser waat suñu bopp. nu ngeen di valoriser seen bopp yéen mbër yi. merci beaucoup li tax ñuy valoriser suñu bopp mooy mbër du dof mbër du n'importe qui ci dëkk bi fi mu toll nii on a un policier qui est en train de lutter mais lamb su fekkoon ni tey amul image bu rafet lamb su fekkoon tey nekkul mbër royukaay la tey policier duñ ko permettre muy bëre. mais mon ami Big Pato maa ngi koy encouragé di ko félicité mu ngi ni tey intégré si làmb ji kon làmb du ay fo kon ñun bëri jot nañu xam ni ñun li ñu yor dañ ko war a préserver du kenn mooy ñëw préserver ko ñu dul ñun ni ñu koy préserver mooy faire des bons communications li ñu koy préserver mooy nekk nit en toute sorte nekk nit comporté woo comme ay doomu aadama bañ aussi ibil suñu kanam ñëpp ba nga xam ne ñun journaliste sax dafay sañ-sañu laaj ñu lu ko neex c'est pas normal ndax bukki bu dabee waxambaane ca doxin bala te uude tamit ni mu la gisee rek la lay ëwalee ñun waruñu war a wane benn visage boo xam ne nit war na jàkkaarlu ñun di ñu laaj lu ko neex dafa ñuy humilier boppam kon donc loolu yëpp ñun mbëri si moo tax ñun war nañu xoolaat suñu taxawaay parce que tey dama seetaan télé damay rus ma gisee mbër di wax xale laa mais dama am ambition te sama bët dama ko teg ci nit ñu baax ñi comprendre nga ma seen benn mbër muy wax dama am lu ma rus dëgg la sunu grand frère la dama koy citer nommément Lac de Guiers 2 dama am gàcce ci ay propos am wallaahi du ma la nëbb dama am gàcce ci waxinam ndax tey yéen ku leen jaajëfalul waru leen xas tey soo daanee fëgg sa dënn ne man la je suis le meilleur suñ la daanee ngay ut koo ko wékk mais loolu c'est pas sportif loolu bokk na ci li tax ñu gën ñu yàpp parce que mbër da nga war a sportif soo daanee ne man la suñ la daanee neel man la quelles que soient les conséquences man la loolu mooy grandeur perdre dans la dignité gagner aussi avec la tête haute man loolu laa gëm mais waruñu la nga bëree perte ñëw di def ay communication xam ne ku ko dégg bu la respecté woon xeeb la te doo ci gagner dara su loolu créer sa bopp ay ennemis fii kenn moomul kenn gis nga man li ma gën a neex may bëree mbër ñëpp faral ko mais looloo dàq yaa ngi moom la ñuy tëj ci géew bi moom ak Modou Lo lañ tëj ci biir géew bi kenn raxu leen donc li mu war a def nañ jëflanteeg moom mu jeex su ko mënul nag ba génn ci géew bi bëgg a ut kum ko wéer daf ñuy tooñ ndax moom waxulul boppam
suñuy wax duñ ne Lac de Guiers danaan mbër yi dañoo con te loolu dama sonn j'en ai marre j'en ai ras-le-bol di dégg loolu moo tax ma ñëw fii pour am ay dénonciation yu may def dama maar ci dégg loolu mbër yi dañu dof dëggal kii ni muy waxee mbër yi am na sax ku sañ a taxaw ci télévision ne avenir u Sénégal nekkul si ngemb muy Pape Sidi Fall jour boobu Modou Mbaye la ñu invité mooy Sa Thiès bi Modou Mbaye demee ci open press Sa Thiès ñu koy wax ñu koy saaga lu tax ñu koy saaga lu xew nan moo tax ñu koy saaga mais Modou Mbaye bu faralee Boy Niang dafa tax Boy Niang daan mais am na loo xamante ni nii nit ku ñemee ba tax mbëri bu ñu wëree naan damaa dëgg gëm sama bopp mais gëmuñu seen bopp parce que pour man Modou Mbaye mu faral Boy Niang dafa tax Boy Niang ñaatam nit ñoo fa ñëw faral Boy Niang xanaa Modou Mbaye lañ yàpp dañu mën a tere ku fa ñëw faral Boy Niang dañu leen mën a identifier kon lan moo tax ñu koy sonal muy def liggéeyam mais dañ ko tooñ te principal fautif bi mooy Sa Thiès moom moo waroon jël ay précaution jël ay devant am parce que sanction bu mënti ñëw ci kawam lay dal kon da nga war a waxal ñi ngay àndal ñu nekk nit Modou Mbaye dafa ñëw pour def liggéeyam comme yow ni ngay defee sa liggéey dañ leen war a respecter parce que yéen a ñuy wane yéen a ñuy génnee yéen tey lii yéen a ma ko mën a defal kon ñun dañ leen war a jox respect kon su ma déggee ba tax Pape Sidi Fall taxaw si télé bi ne avenir u Sénégal nekkul ci ngemb kooku saaga la humiliation la moom avenir u Sénégal ci rab la nekk ci micro la yor di saagante ay ndey mais il faut être un exemple pour donner un exemple pour man il faut être un exemple pour donner un exemple Pape Sidi Fall ñun amuñu dara luñ koy wax mais wax boobu daf ma metti Sénégal li làmb lu mu amal njariñ Sénégal moom ci loolu mu nekk làmb ko ëpp njariñ ba ci image u làmb sax ñoom la ñuy jaar pour am image ñoom kon man bu doon maay Modou Mbaye jour boobu man maa koy njëkk a tontu parce que waru wax loolu avenir Sénégal nekkul ci ngemb te yow ngay def aaru mbedd di def ay affaire rap loo xamante ni sëy na sax c'est pas de chez nous c'est làmb nag suñu culture la bu ñu xeeb suñu bopp ku def erreur nañ ko wax yaa def erreur mais bu ñu jël en làmb en général rek sànni ko ci mbalit làmb dafa am lu muy représenter ci réew mi nañ ñu respecter mais nag pour ñu respecter il faut ñun ñu respecter suñu bopp comprendre nga li tax ñu respecter suñu bopp mooy ñu jox ku nekk ak cëram suñu amee défaite ñu nangu suñu amee victoire ñu xam ne yàlla moo ñu ko may comprendre nga su ma gisee mu taxaw wax Bécaye Mbaye lu ko naqari mais Bécaye Mbaye génération 2006 2007 boobu noonu ñooñu képp ku ci am avance da nga war a dem jox may waa 2STV parce que ñoom ñoo révolutionné lamb ñoo def lamb autrement ba tax tey amul ñooñu kenn ci ñoom jàpp sa ménager wala sa papa jàpp la ci loxo yóbbu la ci Bécaye Mbaye mu jàppale la Lac de Guiers 2 Bécaye Mbaye yuuxul na ko ba tayis xaw ma la lu rôle sponsor di waalo kon lan moo tax ñu war ko daan mu ne Bécaye Mbaye moo faral Modou Lo moo tax Modou lan lu ci yoonu Bécaye Mbaye daf mu ngi koy tooñ moo tax loolu la discours yooyu ku ko dégg du ñu naw parce que dañuy xam ne kii dafa ñàkk ba pare di ñànki kon mu Pape Sidi Fall loolu mu wax naqari na ma tax dafa war a naqari képp ku nekk ci làmb parce que ñun dafa am lu ñu représenté ci dëkk bi làmb facteur de développement la tey lii làmb ko jur ñaata entreprise fii la làmb jur bu ma gisee nit toog naan làmb amalul njëriñ nit promoteur la amal njëriñ ak mbër mais il se croit intelligent mais ils ne sont pas intelligents làmb moo waral lii tey sunu làmb mais ci làmb lay xëy di bind ñaata nit ñoo fay liggéey dafa amee dépense làmb créé wul emploi boobu ñaata doomu aadama ñoo lang ci ginnaaw làmb mais sérigraphie yi transporteurs yi mais làmb bu amee ni dëkk bi di mel nga war a taxaw ne làmb amalul njëriñ askan wi jaaykatu café yi il a créé beaucoup d'emplois su ma nekkee fii di ko cité fii la ñuy fanaan kon donc bu ñu xam li ñu yor lan la ñun mbëri nañu xam li ñu yor lan la ñi ko soxla dafa bëri kon donc suñ ko yàlla joxee nañ ko préserver nañ ko téye ndax am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko moo ko gën li tax may wax mooy damaa bëgg làmb man su ma deewoon dekkiwaat sax mbër laay doonaat dama ko bëgg su ma amoon ay milliards damay bëree làmb laa gëm mais sport business laay def du bëree kese tey su fekkoon damay bëree kese blessure ba am kam moo may jël en charge mais damay am problème di wër ci bureau jàmbur yi ñu may ñàkkal fayda mais lan moo tax waruñu mën a bëree def suñu business bu bopp lu ñu gagné ñu def ko pour contribuer ci réew mi nu muy doxee su ko defee duñu fëgg buntu kenn di ko sonal punkal mbër bu toll nu ko neex nekk ci kër amul mënoo faa joxe 100 francs mais loolu c'est honteux nañu bàyyi loolu nañu dem am ut lu ñu def parce que doole rek maanaam xel rek bu la ko yàlla maye wàccoon ak yow mu boole la may la xel ak doole mais war nga ko exploiter pourquoi ñu dëdd ci kër yi ñu leen sa koo xam ne yaa ko ëpp fuuf mën ko mu di la dundal nga naan non boo gisee sa moroomu doom sax nga naan suma grand la naan ko père ndax lan ku ñu gis naan la père lan moo xew nañu gëmaat suñu bopp introduction bi foofu laay ñëwee ñun mbëri nañu gëmaat suñu bopp ba kii Khalifa Ababacar nañu gëmaat suñu soo gisee may wax ak fugg bi c'est juste li may wax dama ci am amour
dama bëgg message bi jàll ñu xam ne on n'est pas des fous c'est juste nag ay couac du ñàkk ci dara erreur du ñàkk mais su erreur amee ñu jël ko sur le côté positif bañ a di médiocriser affaire yi xew yëpp ñu koy médiocriser du yoon nañuy rafetal.